moo pare maanaam man dañu ma abale fii quoi parce que man suma club Galatasaray la Turquie waaw période bi nag lu si des bëriwul mois moo si desoon feebar bi ñëw nag far yàlla def yëpp taxaw mais fu mu toll nii moom pare nañ daanaka li ma mën a wax pour delluwaat suñu club waaw ci seen club est-ce que c'est vrai que réellement problème da nga am ay problème ak sa dirigeant parce que da nga raté penalty ci Ligue des Champions bi est-ce que réellement c'est vrai problème boobu waaw problème bi du problème mu penalty bi problème bi avant la problème bi avant la woon neexoowuñu xëy na loolu public bi mun ñu ko xam yéen tam mun leen ko xam entre man ak sumay agent ñoo si nekkoon di jugal ko daanu xëy na foofu penalty bi après foofu la gën a fësee mu jaaree ko meroon gën a xamal appliquer loolu quoi bëgg ma écarter su équipe bi noonu la woon quoi non c'est sûr que jeex na quoi maanaam dafa tombé affaire yi jeex toog naa problème bi c'était pas maintenant c'est 3 mois 4 mois ak léegi alors que sinon bu jeex na ba pare yàlla def nag feebar bi ñëw gën a taxawal lépp waaw yàlla rek yàlla mën ñëpp moom dafa doon taxawal affaire bi dafa téye yàlla ñëw téye ñëpp téyewaale ko xam nga et que voilà léegi j'espère que defe naa loolu moom passé na jeex na léegi fàtte naa ko parce que defatuma dara quoi comme avant ni ma toog léegi boo xoolee ñëpp a toog kenn football mbirum yàlla moo demee noonu waaw mais léegi amul benn problème maax ñoom maay toog suma kër di entraîner di préparer suma bopp pour xam naa ne fii jeex na damay delluwaat suma club waaw incha allah tamit Mbaye dañu gis ni sport ak football ak képp ki nga xam ne da nga yëngatu ci wàllum sport toog du baax ci yow est-ce que tey toogaay bi nga toog ni footballu defoo dara compétition demoo benn championnat est-ce que mënul yàq sa qualité de buteur non loolu mënul si yàq dara xanaa gisoo ñi nga xam ne dañuy blessé di toog at duñ football te man tooguma at mois la ay mois la toog loolu day am si football carrière football muy man ak ñeneen samay mënoo xam nañu loolu yenn saa yi blessure day am yàlla nañu si yàlla musal yenn saa yi ñàkk jubóo coach yi day am xam nga yenn saa yi di nga dem si équipe bi sax di entraîner tellement que sax doo football mais ñun même bi ñu amee problème coach bi teewul ñu ngi entraîner équipe bi voilà parce que équipe bi dañoo am droit teg ma si yoon may entraîner même suñu ma dul jouer dugal ma football voilà fekkul ne dama toog suma kër quoi boo xoolee décembre bu dañ jëlee vacances laa dem Sénégal ñëwaat janvier bi parce que fin Pâques bi non nawet bi kon bu ñu reprendre ñëwaat ma dellu si ñu tël ma di ma defal entraînement individuel xam nga et que tooguma maanaam bëgg naa wax loolu quoi parce que tellement que joué wu ma championnat mais maa ngi di préparé parce que tamit noonu la affaire yi mënoon demee mënu ma mer toog jàpp sama bopp sinon après man maa yàqal sama bopp pour après quoi parce que xam naa ne fii lii passe temps la rek ma abale fii te du sama yeneen 3 ans contrat yoo xam ne may xaar dama war a defaat reprendre nii kat suma liggéey comme avant évidemment évidemment xam nga li tax ma posé la question bi parce que day mel ni tey ngay nekk ci benn activité ku ci mel ni ñun ci présentation animation tey boo toogee benn 3 mois 4 mois defoo ko nga ñëwaat tout au début dafay xaw a métti parce que tu recommences. voilà mais xam nga football dafa xaw a ute ak loolu parce que football c'est bien vrai que da nga war di football mais boo jógee ses blessures lay métti parce que blessure dootoo entraîner dootoo football mais nag mën ngay entraîner bañ a qualifier di football di nga maintenir sa forme mais du nekk 100% dina nekk 70% parce que di football mooy am 100%. Kii blessé tey day am 0% parce que du entraîner de day toog di faju di lekk tu vois foofu la gën a bone quoi man vraiment dama jënd lépp pare ko même bu woon bi corona bi commencé sax laa commencé di entraîner d'accord sama bopp même ci corona bi ma amee lépp parce que xam naa lu may xaar après bu li jeexee quoi waaw comme ñëpp ay professionnels lañ yàgg nañ si milieu bi tam ku nekk soo duggee si terrain bi di nga xam ni ngay yëg waaw c'est fait boo xoolee 7 ans maa ngi si milieu professionnel maanaam professionnel dëgg la kon am na loo xamante ne du ma bañ mu dal damay bañ mu dal ma du ma toog di xaar naan boo football ma bàyyi ma nooyal affaire bi commencé ma reprendre boobaa day métti pour ma dellu si waat ce niveau
dëgg la voilà c'est vrai ça c'est vrai donc kon fu mu toll nii su ma la déggee mooy Mbaye daal fu mu toll nii ku ko dugaloon ci terrain bi mu def li mu war a def. non vraiment am na yàggul woon noonu bi may entraîné Bruges ki ma doon entraîné sama préparateur physique bi. dañ doon entraîné ma ne ko ma mer rek jékki-jékki aalu mer ma ne ko yaa may dawloo rek affaire yooyu noonu. dama besoin dama soxla tam football quoi. laal bal bi quoi ma ne ma je te comprends parce que ñun bëri ñu comme amoo entraîné na groupe bi. c'est bien vrai que duñu am temps du football daw bi li ngay daw physiquement mooy gën a bëri. mu ne wax attends da nga bëgg football ma ne ko waaw mu dem jëli ay polo tegal ma ak yooyu noonu fii dugalee camp yeeg yooyu noonu. may tudd na dóor mu ne ma ah boo yow pertol repère ma ne ko pourquoi may perte repère mais dama toog ay at football ma. ma ne ko man xanaa xamoo damay toog sama kër di fooyee bal bi sama jardin. parce que loolu suñu habitude la suñu liggéey la. mënuñu ko abandonné mënu nekk. ça c'est vrai. waaw suñu ma dugal léegi si terrain xanaa su ma sonnee mooy xanaa gis physiquement ñu raw ma ñoom. mais ñun li ñuy entraîné yi mënuñu may 100% nga pare. dañuy entraîné pour am 70% 60 pour mën a jege affaire bi pour après. mu bañ a métti. dëgg la voilà mais loolu moom vraiment mënuñu. bettu la dara bu ñu duggee si terrain. macha allah ndaan nga comme ni ñu ko xamee yàgg nga bëgg Sénégalais yëpp ci li nga xam ne moom ngay def muy football donc sama beneen question mooy dañuy def émission te nga nekk sportif dañu la invité ba pare te duñu la laaj ci sa wàllu sport mais li ñu ñor ñoom dëgg dañ ci ñëw muy Covid 19 muy coronavirus tey ku ne xam na ni impacté na secteur yëpp rawatina nag secteur sport. est-ce que tey même après coronavirus ci 2020 bi sport bi dina jugaat comme ni ñu ko bëggee selon Mbaye Diagne. ndax sport bi dina mën a ñëwaat comme ni ñu ko bëggee selon Mbaye Diagne même si bu fekkee coronavirus bi jeex na sport bi fu mu toll ni mu ko impacté. est-ce que ñu ngi xaar à ce que mu relever waat très facilement ci après coronavirus. très facilement mënu ma ne très facilement. maanaam exemple tey bu ñu ñëwoon suba la corona bi dañ na suba la reprendre la football bi. dina durer waat benn 6 mois affaire yooyu noonu pour gars yi reprendre rythme bi plus en kay équipe yi nga xam ne dañuy fay xaalis beeg tout ça. parce que instant yii ñëpp a nekk si crise équipe yi sax. sponsor yi fayetuñ. waaw télévision yi wanetul match yi te day fay sponsor la. ça fait 2 mois ñu nekkul si milieu bi ñu nekk si football dinañ ko xam nga kon léegi tey. pour loolu yëpp delluwaat comme avant. il faut tout le temps. même jour yi nii pour ñu commencer at football kenn du si commencer doon def top comme avant nu meloon. dëgg la man ak ñoom ñoo yem parce que ça fait 2 mois ñëpp ñu toog seen kër. di entraîner cokki boobu comme ni ma la ko waxee rek da lay xaw a téye. mais mënu la may nga nekk 100% comme ni nga war a pare pour football. voilà dina métti si ñëpp si équipe bi si joueurs yi si ñëpp si voilà il faut ñu xool 6 mois encore nga doogee nekkaat sa forme. football du fen quoi noonu la demee. am na solo tey benn question laa lay jox question la phrase la nga tontu ma ci waaw wala déet si waaw nga jox ma tey. est-ce que mën na ma may ma dugal lii fee balaa sama xel bi si nekk te pare naa si. parce que kon fu mu da ngay bañ heure xëy bi jot. nga continué non mais heure xëy bi jot na ma pare li si des 2 minutes ay yooyu noonu. aja kon yóbbul may naa la ko alors may naa la ko. wóorul. non may du ma rey may du ma rey ndaanaan la wax dëgg fa yàlla. waaw Bamba laa sant ki li laaj moo sant Bamba laa sant waaw. d'accord ñu continuer. Mbaye Diagne le golden boy de l'équipe nationale du Sénégal waaw wala déet. non. pourquoi. parce que lu tax moom may golden boy bi. yaa ngi dégg wala. Mbaye Diagne le golden boy de l'équipe nationale du Sénégal waaw wala déet Mbaye Diagne. déet. pourquoi.
pourquoi lu tax yow nga ne man la parce que du man. kan mooy golden boy bi kon selon toi. selon moi. waaw dinaa ko jox sama grand Kouyaté. Cheikhou Kouyaté mooy golden boy bi. waaw. mais sénégalais yëpp tey bu ñu lançoon pétition yow la ñuy jox la golden boy. lu tax. ah sénégalais ñoo ko wax c'est une question boo xamante ni tey sénégalais ñoo ko yóbbante ci man ma jàllale ko ci yow parce que sénégalais yëpp nee nañ Mbaye Diagne mooy golden boy bi mooy bari affaire bi bari maanaa bi bari dugg-dugg bi bari tiitër bi soof bi yooyu yëpp dañ la ko dox. man bu ma ko gars yi joxe tam man nangu ma jël mais man du ma ko nangu tam. jël ko rek jël ko rek. golden boy. golden boy. donc nangu nga ko kon jël nga ko. bon nee naa la déedéet mais boo bëggee wax waaw nag man moo si dara du ma golden boy. man ma lay poser question nga bëgg a jël sama question posé. ok ñu dem ñu avancé. waaw d'accord côté sport dañu ñëw ci côté social di nga xam ni def nga ko on mën naa ni wax sax ni ci à travers aide yooyu ci li ñu xamante tey bi ngay jëkkati di def aide yooyu Mbaye Diagne ban yëg-yëg la am ak ban vision la ci am. waaw aide yi comme ni ma koy waxee rek man c'est pas la première fois moo si nekk di ko def. waaw. mu tombé nag moment bu nga xam ne moment bu difficile la si ñëpp. ma kër di nekk di dugg si réseaux sociaux yi di gis yenn vidéo yu daw yaram. ñi nga xamante ne seen loxo jotul. bien vrai que yàggul temps yi passé les jours yëpp ñu si maanaam ñu si bëri def nañu aide yi nga xamante ne si savon eau de javel ay masques. mais dama gëstu waa xool xam ne loolu kese doyul. parce que am na ñi nga xamante ne. bien vrai man jot naa ñu ma xam tuuti ñi nga xamante ne soxla nañu instant yi aide si moment bi nga xamante ne moment difficile la liggéeyuñu kenn liggéeyu sax. moo tax ma ne man pourquoi pas war moo mën a génne benn somme ma def benn aide jàppale wax ñooñu. bien vrai que bi ñu ko defee yàggul. defantewul 1 mois. voilà man damay di sóoraale ñu bëri ñi nga xamante ne. seen loxo jotul comme ni ma la su ma sañoon mënul nekk. mën a nekk aussi. la motivé pour nga def ko qu'est-ce qui t'a motivé. bëgg jënd saaku ceeb mënoo ko jënd. loolu dafa metti trop si doomu aadama. alors que man maa ngi toog suma kër saaku ceeb moo bëggee lekk. bien vrai que loolu du ma génn di doxi di wuti fenn ci mbedd bi di doxantu. dëgg la. Sénégal dañ ñu ne ñëpp ñu toog suñu kër kenn mënul génn. mais boo amee ceeb am suukar am diwlin sa kër. yow kooku doo génn dem fenn. dëgg la. loolu moo tax ma ne xaaral ñi nga xam ne jege nañ ma xam naa ne jege nañ ma bien vrai que ñëpp xaw ma leen. dinaa si wax si suma ak ma jox leen man ñu ceeb diwlin mu rek mënu leen. satisfier mois yi mais nag ma def li nga xamante ne moom laa mën parce que du benn kër du ñaari kër soo xoolee loolu eggul ay 1000 kër parce que vraiment benn nit comme ni nga waxee rek mënul def il faut am ñu si jàpp te man comme ni ma la waxee chaque fois man kese la may dem damay dem ak sama volonté ak sama amour si bëgg jàppale nit tu vois donc la demee quoi. tey mën nga ñu xaymal tey aide alimentaire yooyu ñaata ci koppar nga ci def ñaata ci xaalis ci xayma. waaw loolu moom vraiment bëgguma si woon sax bëgguma si wax vraiment parce que dafa doon li nga xamante ne ku ko teg sa bët di nga xam ne li bëri la somme ay millions la et que ay tonne ceeb la tey ku joxe xam nga. Scat Urbam joxe HLM gi kon loolu war na bëri. waaye li ma ko xaymal mooy. ëpp na 7 millions comprendre nga. ëpp na 7 millions voilà nag loolu. du dara bëgguma ko woon wax maanaam boo gisee parce que
def naa lépp loolu si ay don comprendre nga mais dañu doon mottaliwaat rek parce que comme ni ma la ko waxee yàggu toog loolu doy na waaye xam nga comme ni ma la ko waxee rek man chaque fois dama bëgg suma xaalis bi may dund di si gañe di sama ñàkk dafa am loo xam dafa am borom yi ñoo xam dafa am ko si moom yoo xam dafa war a génn si man c'est important. waaw noonu la demee mais nag savon diwlin la ceeb suukar am na ñi nga xamante ne mënu ma leen waaw ay paquet suukar gros suukar quoi gros am na ñi nga xamante ne mënu ma leen jox loolu xaalis laa leen jox parce que tey am na ñoo xamante ne dañuy sori mënuñu jël si ceeb bi mënu leen ko jox parce que mun amuñu droit dugg si Dakar waaw mais loolu dañ koy leb aussi ñu xam ne sama benn grand bu baax moo si jàpp Aziz Aly Ndiaye ñu nekk lu baax ñu yombalal ma ko nag diwlin bi jàpp si ceeb bi parce que ñoom tamit mënoon nañ si bañ a fekk man tam gën ma yokk kii doole moo gën a def plus lu ma bëggoon pour jox ko jaam yi quoi dëgg la waaw noonu la demee tey aussi mën nañ ko seede parce que demoon nañu fa dem jëli image yi te bu xoolee ci image yi ak vidéo yi ñëpp li ñu wax li ñu témoigné mooy c'est pas la première fois nga koy def Mbaye bi nga seetaanee vidéo yi nga xam ne waa Seneweb demoon nañ jëli ko gis témoignage yi lan nga yëg moment boobu ak ñaan yi ngay gis pa bi ñaan bay jooy mère bi ñaan bay jooy moment yooyu lan nga yëg tey waaw man fii laa toog suma kër xam naa ne loolu mënu si ñàkk parce que daan nañ ma envoyé yu mel noonu bu may def yenn affaires yi mais yenn copains yi nga xamante ne dañ may bëggee ba pare ñoo foowandoo ñoom ñoo ni ko càppe bi si tàpp ñi nga gis noonu xale yi ñoom ñoo foowandoo vraiment tey bu ñu gisee seen benn boy bu ñoon foowandoo muy def geste bi si koñ bi da leen di touché quoi ñoom nee na jàpp bi si jàpp rek daf leen neex loolu ma envoyé message nañu mbay di ñu sagaleen nii ñun ñu jàpp affaire yi tii sa yëf di ko joxe dañ si kontaan alors que maire yi may gis ñu daan ñooñu ñoom xam nañ ma daal ñun dañu ma yar ngis ma suñu ma def foowee fa seen kanam tey ñooñu mënu ma leen fàtte et que ñaan yu ñaan dama xam ne seen xol lañ koy tibbee parce que am na vidéo yu ma envoyé que vraiment dama ko mun sax eggal yi xam nga que tellement que dafa neex si xol tey ngay recevoir yenn ñaan yi nga xamante ne ñii vraiment dangay xam ne am na benn boo xam dina si dal comprendre nga ça fait plaisir quoi du loolu moo tax sax ñu def loolu mais dafa neex ngay nit di la ñaanal nii bay jooy nga xam ne kii muy wax si xolam la quoi waaw est-ce que ñu ngi xaar Mbaye Diagne que même bu ñu bisee Sénégal wala après coronavirus mu dugg ci investissement bokk ci ñi nga xam ne dañuy créer ay entreprise pour tey ndaw Sénégal yi nga xam ne ñoo fi nekk amuñu liggéey te am seen diplôme Mbaye Diagne jàppale état bi ci bi nga xam ne moom mooy teg ay entreprise dugg ci entrepreneuriat. waaw comme ni ñuy wax nii xam nga looy def sax boo ko waxee tey yàlla buñ la xaar foofu mais am si du si sens boobu sax man am na beneen sens ñaar yoo xamante ne si la puntaare mooy si la foofu laa teg sama objectif waaw léegi maanaam comme ni ma waxoon suma centre formation bi mooy bëgg jëm ak kanam si boo yi nga xamante ne ñoom laa bëgg suivre am ñu leen teg leen si loxo pour ñu mën a ay Mbaye Diagne ay Sadio Mané mën fa génn loolu lekk ndam la si ñoom parce que ku si dugg xam naa ne dina dimbali ñeneen ak ñeneen deuxièmement bi si wàllum ay tool bu ma kon wax sax si loolu laa gën a siiw waaw parce que dangay dem bay ji non du ma bay ji mais dinaa wut ñu may defal loolu parce que waaw à part loolu j'ai mes investissement am naa yeneen yoo xam ne maa ngi si dund du lu ñuy wax loo xam te ne samay propre liggéey la doful ñu xam instant bi nii jamono bi nekk ku fi investir wul di ko di nga màtt sa bopp wala doo sa bopp vraiment bien vrai que li ñuy def rafet na trop baax na man comme li may wax rek tey su ma toogoon yàlla ji jël lépp lu mu moom dinaa xam ne li ma si waroon def naa ko si ba pare li ma waroon def moom def naa ko loolu moo am important boo tëddee di nga nelaw quoi xam nga mais def yor sa yenn analyse sax nga xam ne jëfoo li nga war a def tey bu ko yàlla nangu woon lan ngay wax lan lañ lay seddal lan dañu naan ni yow waa baax na ñëpp lay ree mattu
waaw yaa yoroon sa xaalis def nga ko fi nga ko war a def alors léegi bu fi ñëw ba pour sonal kenn. dëgg man la tey ñeme naa ñàkk xaalis dem dugg si ay kër HLM Scat Urbam si Liberté 6 te xam naa ne kenn du mën a génnal si biti. waaw. waaye tooguma fi nag benn borom alal ne la mbay jox ma lii wala laa mbay ne la jox ma lii wala laa. comprendre nga moo tax ma ne tey même su ma toogoon yàlla jëlaat lu moom damay tranquille damay vivre xam ne li ma si waroon def naa ko si wasu naa fi àgg. voilà mais that's important. ay investissement moom du doy nag. ku bëgg a dimbali ay nit te man dama familiar dama am ñu nekk sama ginnaaw ñu bëri. dëgg la ñu bëri sax du suma famille kese parce que boo amee fooy toll léegi dootoo defar rek sa famille. xam nga say xarit sax dañuy sës si yow dañ lay yaakaar. ah ay nit doomu aadama yoo xam ne dañ jege sa famille dañ lay yaakaar. xam nga noonu la demee moo tax mu ne la il faut que man ma liggéey loo xamante ne tey dina ma mën a servir ëllëg pour ñooñu nekk sama ginnaaw ñu mën a sonn quoi. waaw parce que yàlla bu la amee fu mu la lu mu la dénk boo ko yamalee si yow kese day xaw a metti quoi si ñeneen ñi nga xamante ne dañuy yaakaar si yow te yaakaar dafa fort dafa fort. waaw noonu la demee. dëgg la donc kon tontu bi am na solo ku dégg sax ni ngay wax ne xam ni li ngay def da nga koy def ak xol te HLM yëpp Scat Urbam yëpp seedal nañ la xol bu rafet mbay gaaw a jooy gaaw a yërëm nit ak def lu baax que même bu dul tey koor gi mais tabaski sax xaru tabaski yu bari ngay jënd wàcce ko fa donc loolu man ko dégg man sama nopp ay nit wax ko ay kilifa wax ko donc loolu am na solo tey nan nga gisee état bi xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex coronavirus ci jàppale sénégalais ci dundu ci côté santé bi en gros nan nga gisee état du Sénégal face à Covid-19. waaw gis naa keroog ñu ne suñu président moo génnee lii bu ko jox ñi nga xamante ne si dëkkandoo yi la jëm. ma rafetlu ko lool mënoon naa ko gis tey suma li ma yor mais mu ngi koy joxe mais président bu defee sax du doy. kon ñeneen dañu war a defaat. moo tax ma gëm ne garaaw lii may dugal naa ko dugal te dama koy def te yàgg ma def ko si parce que président day def keneen bu defee keneen def mu gën a bëri bu baax. loolu initiative bu bien la dama kontaan naa si quoi. ñoom ñoo war a jàppale ñeen ñi nga xamante ne vraiment ñoo nekk fa sori ñu dem seeti leen jëlee affaire du leen wàññi dara jox leen ko. dëgg la tante ay ceeb ay tuulin xam nga te gis naa ne yu bëri ñu wax ma ko am na ñu ma ko wax. ma gis ko sama bët tam ma xam ne lii ñu ne ma état bi moo ko moom moo ko réservé pour jox ko jaam ñi xam nga alors que loolu daal mun naa si wax rafet naa ko et que li initiative yi ñu jël tam si gars yi nañu toog si kër yi gis naa te ñu si jël nañu si mesure yu sérieux que 8 heures ñëpp ñu ngi toog seen kër te comme gars yi tam ñu ngi respecté affaire yi ñu wax waaw xëy na loolu moo ñu mën a may chance pour ñu mucc aussi waaw loolu moom naaj na quoi. macha allah est-ce que tey geste bi nga xam ne def nga ko tey ci Sénégal def ko HLM def ko Scat Urbam muy aide alimentaire yi. est-ce que tey yaa ngi ciy waxtaan ak sa moroomu joueur yi nga xam ne ñoo nekk ci équipe nationale pour aussi ñoom ñu def les mêmes gestes est-ce que mus nañ ci waxtaan ak yow. non man moom waxtaan ma see kenn quoi. gis nga comme ni ma waxee rek ñun ñëpp suñu magu bopp lañ bien vrai que waxtaan baax na. mais xam nga man bëri naa kersa boo xam ne damay def lu suma yoon nekk. bëggu moo wax kenn dara mujj gisee ko. man li ma am sumay morom yi am. yàlla dafa maye mais tolloolewu. mais jàppat ni li ma mën nii. samay morom yi mën nañ ko. dëgg la. du waxantu. waaye ku nekk ak li nga mën def li nga bëgg def ak sa yéene. comprendre nga kon waru mu wax kenn naan ko bu diw defal lii wala defal laa boobaa xam nga day xaw a ñaaw quoi waaw man li ma mën def ñu gis ñu xam ne lii kat war nañ ko def baax na ñoom tam ñu def ko si noonu la demee quoi mais maa leen si woo tam képp koy gis ak koy dégg lii nañ jàpp si affaire parce que ñu ngi siy jàpp mais ñu gën a yokk parce que c'est le moment comme ni ñu ko waxee ou jamais instant bii le Sénégal lañ ñu soxla ñu dañ fi war a nekk parce que ñun bi ñu leen soxlee Sénégal nekk na fi waaw gis nañu Coupe d'Afrique bi Sénégalais ñu ñu teeroo ñeneen ak ñeneen
kon nag tey il est temps que ñun. seen teeru bu rëy bi. waaw vraiment kenn mënu ko fàtte. mais suñu vidéo yi dafa taxaw maax yow kasi maax yow de. dafa taxaw. yow sa bos yaa ngi gis taxawul. maa ngi lay gis de man. sa bos taxawul si yow. image dem na. dafa taxaw man nag sama image. yow sa image dafa taxaw. waaye xaar ma kii ko génn waat. acca waa defal noonu.